boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo. ñaareelu ndaje bi jëm ci waajtaayu màggaluk Mbàkke Kajoor atum 2022 di CRD amal nañ ko ci gouvernance su Louga naka àllarba juróom-ñetti fan ci weeru décembre atum 2021 ci teewaayu gouverneur de la région ak mbooleem chef de service yi ci njiitu Serigne Cheikh Thioro Mbacke mi nekk ci bopp comité d'organisation bu màggal gi ñoom kat ginnaaw bi ñu dégloo nguur gi gaaral leen doléance yi nga xam ne ni moom lañ soxla seen xel dal na bu baax a baax sant nañ itam ci mbooleem taxawaay yi nga xam ne ni jàll na di am yaakaar ci taxawaay yi di ñëw ci seen biiri kàddu ñoom ñi di comité bi ñu ngi fàttali taalibe yi ñu bàyyi xel lépp lu ñuy tere ci bis bi rawatina nag lu jëm ci wàllum kaaraange gi dem gi ak dikk gi loolu tax na sax ñuy ñaax mbooleem ñi nga xam ne ni teew noon te ay chef de service ñu bàyyi xel bu baax a baax loolu ba màggal gi jaar ci anam yu mucc ayib Serigne Cheikh Thioro moo koy biral subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam monsieur le gouverneur ma ànd ak délégation bi nga xam ni ñoom la ñu àndal bàyyi ko Touba ak Mbacke Kajoor ñëw fii ci seen wet ngir ñu waxtaan ci CRD bi nga xam ni dañ ciy waajale màggalu jumaatul ula te mooy bis bi a Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul ganee àddina ñu nuyu la nuyu préfet nuyu sous-préfet ak mboolem chef de service yi nga xam ne yépp ñu ngi fi ndax ñaare boo limee rek mën ngaa fàtte waaye yéen ñëpp ñi ngi leen di nuyu te di leen sargal te di leen gën a ubbil suñu bopp di leen sant ci taxawaay bu rafet bi ak yéene ji ndax gis nañu wax ji te ku ci wax ñu ngi xool sa kanam ndax li ngay wax mi ngi ci yow kon nag ñu leen di sant bu baax ci loolu di ñaan yàlla suñu borom dimbali ñu ba li ñu fi sumb yépp ñu mën koo àggale kon monsieur le gouverneur ñi ngi ñëw ànd ak Serigne Bara Lahat Serigne Sidi Abdoul Aziz Serigne Abdoul Aziz Khadim Awa sama suñu taw bi Serigne Moustapha mu sëñ Khadim Awa ba Serigne Modou Bara waaye moom mooy sama taw man Serigne Modou Bara mu sëñ Amar Fall sëñ Basirou Mbacke Ahmed sëñ Alaaji Mbacke Ahmed Serigne Moustapha Mbacke Habibou Serigne Mamour Silla Serigne Abdou Aziz Diop Serigne Abdou Aziz Silla Abdou Aziz Diop bi nga xam ni moo doon jël kàddu léegi wuti fi Alaaji Dame Diop yàlla na ko yàlla yokk leer sëñ Abdou Aziz Sall ñëw teewal fi sëñ Abdou Karim Mbacke Mbacke Bari Alhaji Moustapha Ndong Alhaji Ibra Ndiaye Serigne Makhtar Lo Samb secrétaire commune Mbacke Kajoor ak Moussa Tine nga xam ne mooy secrétaire comité d'organisation màggal gi Serigne Sidi Amar ànd ak jël fi kàddu léegi ànd ak waa këram Serigne Modou Bara mu sëñ Modou Bara Mbacke Moustapha Abdoul Aziz Serigne Ahmed Mbacke mu sëñ Moustapha Abdoul Aziz ak Serigne Khadim Abdoul Aziz Bara Serigne Cheikhouna Abo moom it ñu ànd ak waa kër sëñ Abou Madiane yëpp Serigne Mouhamadou mu sëñ Ahmed Serigne Mbacke Madina ñu ñëw ànd ak daayira fekk fi daayira wilaya bu Cheikh Maodo Moustapha ñu ñëw fekk fi Alaaji Madieye Fall mi nga xam ni kenn ku nekk xam na taxawaayam ak pas-pasam ci kër gi nga xam ni moo ñuy dalal ci këram yéen doogan ñëpp te lu fa war mu def ko ba dara du fa manqué kon monsieur le gouverneur ñoo ngi ñëw indi nuyoo Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi Makhtar mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Amine Bara ak ci tur suñu waajur suñu sëriñ Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ne tey moo yilif lépp luy njabootu Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Bara waaye lépp ñu koy def ci kilifteef ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ñu nuyu la ci seen tur may sant yàlla ndax sëñ Bara dafa wax yóbbaale ma ci lu bari ma tàyyi cee dellu si mooy cosaanal màggalu Mbacke Kajoor wax na ko wax na itam fi ñu koy defee te muy Mbacke Kajoor nga xam ni fi la ku tedd ki saafonte ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu jox ko ndigal ci yeesalaat sunnaam sa sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi saa su nekk ñu ngi koy wax Cheikh Abdoul Ahad dégg nañ ko ci moom mu ni Serigne Touba musta woote ab tariixa yorul ab tariixa sunna Seydina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam moom la doon yeesal te loolu la wax bi mu waxee ni shafahani
rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbika asxaabaka bil himmati wala bi himmatin wala turabihim bi tarsi faqat ni yonent bi moo may feeñu saafoonteeg man saafoonte nag mooy nga gis nit ki jëxërën jaamoonte gis ko mu gis la ngeen jëflante ci ay wax ak jëf ni naa aw ak yéen ci yoon wi nga xam ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam awoon ak saxaaba te mooy yoonu jaayante ndax xam nañu ni suñu borom moo wax ci alquranul karim ni yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te wut wasila seen diggante ak seen borom ci loolu ci gàttal ci la saxaaba yi tàmbalee jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe seen bopp ak seen alal ci lislaam te yàlla tax yàlla fay leen ko aljanna ndax inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wax ni fastabshiru bi bay'ikum allati bay'atum bihi waxaan ni laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajarati loolu nag yoonu jaayante woowu nga xam ni ci lay yonent bi aw na saxaaba yi ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala moom la sëriñ bi doon yeesalaat ci Mbàkke Kajoor moo tax mu ni lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatawul xarra wa inni ahmadu foofu ci Mbàkke Kajoor nag fi la ko sayyiduna Muhammadin alayhi salaatu wasalaam feeñoo mu yeesalaat sunna sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tey kon lépp loo xam ni dafa génn sunna wala bokku ci sëriñ bi lu wutoo sunna wute na ak sëriñ bi lépp ak sunna la bi mu ko wootee woote boobu am ñu jaayante ak moom lu toll ci ñeent fukki góor sëriñ Bara wax na ko sëriñ bi Momar Anta Sali génnee àddina mu yóbbu ko deqale mu am fi diir ñibbi Mbàkke Bawal ba sañc Daaru Salaam bi mu sañcee Daaru Salaam am fa Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ab taawam am fa Cheikh Mouhamadou Fadel mi ci topp dem 1888 sañ ci Touba al Mahrousa bañ àgg ci 90 91 suñu borom wërsëgale ko ak Cheikh Mouhamadou Amine mii ñuy fàttaliku ñooñu jaayante war a moom ci bis boobu nekkoon ñeent fukki góor nga xam ne wax nañ ko ba tey mën nañ ci du maam Cheikh Ibrahima Fall mën nañ cee wax sëñ Ibrahima Sarr Njaañ mën nañ cee wax sëñ Abdourahmane Lou mën nañ cee wax sëñ Mëndumbe Xabaan ak ñeneen ñeent fukki góor lañu woon keroog bi Cheikh Mouhamadou Amine feeñee ci jamono da leen a woo ba mu ñëw ñoom ñëpp mu leen cër bi ngeen doon wut ci seen borom ngan gi ñëw tey indil na leen kaay ngeen yeewee ko kon bis boobu Cheikh Saliou wax sëñ Bara wax na ko Cheikh Saliou wax ni bisu faj aajo la bisu taw féex la bisu ndimbal la loolu mooy bis bi nga xam ni monsieur le gouverneur moom la Cheikh Moustapha ànd ak njaboot gi di ko woote am ci loo xam ni taalibe yi mënal nañ ko suñu bopp ñu ci ànd ak ñun ci loola am loo xam ni état bi rek moo ko mën ma war a jataayu tey bii loolee ngeen àndi ceeg ñun ànd bu rafet sëkk bu mat sëkk loo xam ne dara mus cee manqué yaakaar naa ni bii mooy ñaar fukkeelu CRD ak ñett yoo xam ni man maa ngi koy jiite di ko assisté fii ànd ko sama mbokk yu baax yi di samay mag di samay kilifa waaye booba ak léegi gis nañu ni saa su ñëwee dafay yokk waaye dara mosu cee wàññeeku mosuñu fee wax dara lu mën a nekk it te nekkul kon loolu ñu sant leen ci gërëm leen ci cant yi mi ngi tàmbali ci sous-préfet jaar ci préfet ak chef de service locaux yi ak départementaux yi ak régionaux yi nga xam ne ñëpp tey ñu ngi fii ci suñu kanam ñu sant leen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni taxawu ngeen ko ak liggéey bi nga xam ne sell na rafet na ñu sant leen ci turu sëriñ bi sant seen i kilifa ministre de l'intérieur sant président Macky Sall aussi ndax lépp moom la ku ne xam na ne jamono ji xat na fi ñuy wootee màggal gi xat na daaw itam li muy xat-xat bi ñu ko wootee di ngeen ci ànd ak ñun ñëw ba fii waaye bi sëriñ bi xoolee xool ni ñoom seen liggéey ak seen taxawaay mooy aar askan wi ak lu leen di jàmmal ñu xam ne kaay mi ngi yokku moo taxoon mu bàyyi màggal gi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu di yóbbante cant ci président Macky Sall ci taxawaayam ci njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Bara ci taxawaayam ci Mbàkke Kajoor ndax wax naa ko préfet keroog ci CDD bi màggal gi weesoo daaw dañoo amoon ñetti yëf yu nekk Mbàkke Kajoor mooy forage bi nga xam ni ndox mu neex la nekk xam na dafa paanoon te paan bi mooy fokk ñu ko gasal beneen forage brigade bi nga xam ne moo nekk foofu moom it àggul woon centre social bi nekk foofu àggul dama ko bind lettre ci turu sëriñ bi ma ko yónnee ba noppi ma woo Sarr mais ni ko kaay téye copie bi ndax ëllëg mooy tax ni ko dañu bëggoon ñu àggale yooyu brigade ba àgg na forage ba àgg na kon loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom dimbali ko ba gis yëpp àgg kon loolu itam ñu sant taalibe yi monsieur le gouverneur ci seen taxawaay ndax lépp ñoom la lu ñu bëgg ñi ngi ciy taxaw ba màggal gi mel noo xam ni ko sëriñ bi bëggee mi ngi mel noonu kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm fu ab taalibe nekk
di sant sama bokk yi nga xam ni ñoo ànd liggéey bi ca jamono yi Cheikh Sidi Makhtar ba léegi ku mel ne sëñ Sidi bi ngi nii day yëkkati xaalisam ni ma mën a jàppalee lii ci organisation bi sëriñ Baralaat mi noonu lay def keneen noonu lay def te ñoo ma ci gën a yaay ndax ñoo ma mag kon loolu day ab soññale ci man ak wane ni ñoom ñëpp liggéey bi ñoom lañ koy defal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mboolem taalibe yi ndax li ma wax ku lim di nga fàtte mën naa am na kilifa yu nekk fii sax yoo xam ni jaaruma ci seen tur waaye ngeen jéggal ma ko ñuy sant presse bi itam monsieur le gouverneur muy télévision yi muy rajo yi muy presse écrite bi muy nekk en ligne site internet yeeg yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax saa su màggal gi jógee ngeen ñëw ànd ceeg ñun ba lépp mat li ñu ko bëggee te kenn duñu ci teg benn lenn loo xam ne lu diis la kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla ñu àgg ci màggal gi ak jàmm ak salaam su ngeen gisee nag jamono ji kenn amul jot kilifa yi toog chef de service tëj seen ay bureau ñëw toog fii dafa am loo xam ni mooy tax màggal gi jag ni ñu ko bëggee ñu xam ni bu gendarmerie toogee fii sapeur pompier toog fii lu mel waa service d'hygiène toog fi nga xam ni dafa am ay liggéey yoo xam ne dañu ko war a liggéey mooy xool lépp loo xam ni lu ñu war a jëfandikoo la ñu tere ko loolu nañ koy moytu alaaji ma jee li nga wax léegi sax dëgg la waaye suñu borom dañoo dimbali ba oto yi doy na sëkk doy na Sëñ Tuubaa xéewalam gi dafa yaatu ba oto yi bari na ku bëgg a dem mën ngaa dugg gis oto boo xam ne di nga ci dugg nga dem su ko defee yenn yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo suñu kaaraange dañ ñu koy teree dañ ñu ko moytuloo ñu moytu yooyu maanaam oto yi suñu sart bi baaxul ñu ko ciy moytu ñi nga xam dañuy def ay produits yu privé ñu koy jaay loolu baaxul su ko defee comme dañoo tënk li ñuy tënk loola am na yoo xam ne mënees na ci am masla waaye am na loo xam ne mëneesu ci am masla suñ ne màggal gi ñëw na itam Eaux et Forêts gis ñoo xam ni leneen dañ ko cee dugal ci biir lu bokkut ak jëm ci màggal gi loolu itam dafay xaw a doy waar waaye lépp loo xam ni dafa jëm ci màggal gi muy matt mu ñu yor muy ay lal yu ñu defar wala ay fauteuil loolu mënees na ko toléré ba ñu andi ko ci jàmm ak salaam te jàmm rek mujj ci su ko defee santé itam ñu gën a jàppante waxtaan ndax léegi dama wax gouverneur ni ko yow yaa wax ni taux bi dafa moo gën a faible ci arrondissement Darou Moussi dama wax gouverneur lu tax loolu mooy ñi am cadre rek ñoo fi dëkk de da ngeen di ñëw jigéen sëriñ si waxtaan ak ñoom wax ak ñoom ñu joxe ndigal xam ni lii njariñul ñëpp la ndax gis nañu ne ñàkk yi ñi ko def ñooy gën a am jàmm ci ñi ko deful ndax gis nañu ni su amee téeméer boo xam ne dafa am Covid bi juróom-ñett fukki bi yëpp wala juróom-ñaar fukki bi ñi ñàkk ñoom lay dal kon dafa mel ni ñàkk yi baax na ci kon su ngeen ñëwee ci màggal gi du forcé képp koo xam ni jàpp nga ni lii yow sa xel may na la nga def ko ñu waxtaan ak yow ndax nga def ko ndax jàmm am ndax jàpp nañu ni vaccin yi rek moo ñu mën a musal ci mbas mi kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla ñu àgg ci jàmm ak salaam lépp baax bi barakati rasulillahi alayhi salaam ñi ngi sant di gërëm bu baax di jégalu waaleykum salaam wa rahmatullah. yow li sa ambition mooy chaque année ngay gën a yokk li ngay def en tout cas ñun loolu mooy suñu yéene waaw képp ku fi toog vraiment di liggéey chaque année sa yéene mooy li nga defoon ren nga lu ëpp tamit déwén ndax loolu mooy suñu ambition te incha allah aussi bépp engagement bi ñu fi jël gën tamit dinañ xool aussi vraiment naka lañ koy defee ba mu àgg. moo tax réunion yi mel nii am na solo lool muy def ci CRD def CRD mais am na aussi leen la am solo yu ñëw mooy li ñuy wax ci tubaab le suivi te loolu sax parce que sëñ Cheikh depuis daaw ñu ngi ciy jokkoo parce que bu ñu fi jógee incha allah dinañ rendre compte suñu kilifa yi ci yenn mesures yi nga xam ne aussi tamit ñun ñoo ko war a def moom incha allah loolu moom amuñ ci benn xel ñaar parce que loolu moom suñu kii la suñu liggéey la dañ ko def ak service yi donc dinañ ko ne di def tamit le suivi ba tamit mbir mi ñëw te incha allah laata tamit wàllu journée de nettoiement bi comme li ma ci wax rek dañ bëgg aussi tamit ren mu xaw a wutee ak daaw comme ren aussi am nañu benn service boo xam ne ñëw na ak ay matériels yu bees ay jumtuwaay yu bees ay camion wala ay pelle mécanique loolu aussi dinañ taxaw ba baax a baax pour que lépp aussi mën a antu loolu daal mooy vraiment engagement bi nga xam ne aussi les services de l'État jël nañ ko ñun aussi ñu war a assurer la coordination tamit et le suivi te incha allah tamit jàpp naa ni li ñu defoon daal en 2019 daaka bon tollanti en 2020 mas mi ñëw daal koy xaw a yàq incha allah ren moom dinañ ko àggale waaw dinañ ko àggale bu baax a baax xool sax ni ñu koy jéem a te tamit yokkee loolu daal mooy engagement yi nga xam ne mooy service de l'État yi jël nañ ko fi di nuyu baax tamit sëñ Moustapha bi nga xam ne daaw tamit jotoon nañu jokkoo ak man ak moom te nga wax tamit lu am solo xam nga daaw bu mes di tamit xaw a yokk tuuti moom ci boppam mooy jël téléphone am bi ma wooyee moom moo woo ci téléphone dama gouverneur vraiment ñu ngi lay sant baax di la gërëm
mais comme mbas bi aussi vraiment xaw na lëmbati tamit réew mi ñun di leen décider tamit bàyyi tamit màggal mi ni nga doon célébrer dinañ def lu ndaw rek pour que mu mën a continuer loolu aussi ñu ngi ci sant baax di ko gërëm mais ren moom incha allah vraiment bëgg nañu def màggal bi vraiment ak jàmm te lépp li nga xam ne tamit jël nañ ko ci engagement maa ngi koy wax sànq rek xam nga mbir moom lépp ci la jàmm xaj te boo nee jàmm moom li nga ko laaj mooy karange parce que karange aussi dañuy def suñu liggéey wàllu santé wàllu ndox ak wàllu courant ak wàllu tamit lu bëree bëri loolu incha allah dañ taxaw bu baax a baax loolu daal mooy kàddu yi ma fi indi woon rek vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp xanaa wax un peu rek en français rek je voudrais aussi vraiment saluer d'abord vraiment saluer Serigne Cheikh Thioro pour lui demander de transmettre aussi toutes mes salutations aussi à Serigne Moustapha et à l'ensemble des chefs religieux vraiment du khalifa de Mbacké Kadior parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de préparer vraiment l'édition 2021 du Grand Magal de Mbacké Kadior qui est prévu le 2 janvier. Maintenant par rapport aussi à ce Magal, le préfet de Kayemor a tenu un CDD. Aujourd'hui c'était vraiment le CRD. Et nous avons un peu regardé l'ensemble des doléances ou des préoccupations qui ont été posées vraiment par Mbacké Kadior par rapport aussi au bon déroulement du Magal. Et ces doléances tournent autour des points suivants. La sécurité d'abord, la sécurité publique, la sécurité civile, l'environnement, les eaux et forêts, l'hydraulique, l'assainissement, la santé bien sûr, et l'appui aussi en vivre. Et je pense que sur toutes ces doléances qui ont été posées, chaque service de l'État aussi a pris un engagement ferme, vraiment de mettre tout en œuvre pour que tous ces engagements puissent être respectés dans les délais. Et nous avons bon espoir. Pourquoi je dis que nous avons bon espoir? Parce qu'en 2019, nous avons eu à tenir ici le même CRD et il y a eu beaucoup de doléances. Mais en 2019 aussi, vraiment, si on a fait le bilan, nous avons été vraiment rassurés. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces engagements aussi ont été pris en compte vraiment par l'État. Donc cette année 2021 aussi, nous avons encore l'obligation, je dis bien, nous avons l'obligation et l'engagement aussi, vraiment de travailler pour que toutes les promesses qui ont été délivrées soient quand même tenues, vraiment pour le bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior. Parce que nous tous nous savons, de manière générale, au-delà même des questions administratives, vraiment le rôle et la place de Mbacké Kadior au niveau du Sénégal et au niveau aussi de la région de Louga. Parce que Serigne Cheikh Thioro est largement revenu, je n'ai pas besoin aussi vraiment de développer là-dessus. Maintenant, ce qui est important, après l'appui du CDD, après l'appui du CRD, c'est surtout les questions de suivi. Parce qu'une chose est de prendre un engagement, mais il faut aussi de prendre toutes les discussions aussi pour que cet engagement aussi soit suivi. Et Inch'Allah aussi, nous, à notre niveau, vraiment nous allons faire le travail de suivi et le travail de coordination, vraiment au niveau pour le bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior. Et je voudrais aussi, il faut aussi saluer l'engagement aussi de Serigne Moustapha. Parce que l'année dernière, nous avons tenu une petite réunion pour préparer l'édition de 2020. Mais quand on a annoncé que la pandémie était en train de monter, c'est lui-même qui a pris son téléphone pour demander le report du Magal. Et ça a vraiment un engagement sur le plan patriotique, sur le plan aussi religieux aussi, ne peut être plus important. Et vraiment nous l'annonçons aussi vivement vraiment de cette grande forme de collaboration. Donc cette année, Inch'Allah aussi, nous allons tout faire pour que vraiment le Magal puisse avoir aussi vraiment le résultat voulu. Et nous voulons aussi chaque année vraiment qu'on ait aussi un résultat, mais aussi un résultat quand même plus. Voilà un peu vraiment ce que je tenais à dire, tout en remerciant aussi l'ensemble des participants, dont notamment aussi vraiment les grands chefs religieux, vraiment qui ont fait l'honneur de venir aussi à ce CRD. Et d'ailleurs vous l'avez même vu, parce que nous ne pouvons pas nous dire c'est ça mu ñëw wala ñaar ñëw ñun ñëpp ñëw donc loolu c'est day wan ni vraiment aussi Mbacké Kadior moom moo la ñor te comme aussi moom moo la ñu ñor aussi ñun aussi dañu war a ñor ñu xool aussi li ma def aussi def ko pour que aussi lépp mën a jaar yoon di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf. Macha Allah. Merci. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo